affaire jinne magam moo ko yabal pour mu ñëw fii dafa dugg daal di jàkkaarloog li nga xam ne moom mooy direction bi rek daal di daanu te yaakaar naa ne Moustapha loolu du kan fii ci kër gi ku dugg jàkkaarloog direction bi rek daal di daanu ndax jinne moom boo ko amee ànd ak moom daal di ñëw fii kër Alaaji Thierno Moule Sow macha allah fii li fi nekk dafa am doole soo fi duggee rek macha allah daal di jàkkaarloo li nga xam ne moom mooy direction bi rek sa yaram dafa am lu muy yëg mi ngi noonu di lox macha allah di tourner di def ay manière macha allah kon li fi xam nekk moom dafa am doole ni lay demee ci saa su ne mi ngi noonu daal di tëdd macha allah daal di tàlli ñaret lii moom ni lay demee ci saa su ne kër xalif général lii du fi gan waaw mi ngi noonu tëdd daal di tàlli ñaret gis ngeen mi ngi noonu ni muy def kanam gi ak bëñ yi da ngay xam ne kii du nit kase am na lu mu àndal dafa ànd ak jinne bu bon mi ngi noonu dafa dugg rek jàkkaarloog direction bi daal di daanu Moustapha. jërëjëf soxna Ngoné defe naa ni fii nag wax naa ko sànq fii mooy direction bi ma ne ko fii mooy direction bi fu waaye mën a jóge ci àdduna boo ñëwee fii mooy direction bi boo jàkkaarloog moom rek li nga xam ne fii mooy direction bi kon fii lay tànge waaye fii lay séddee. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Hein? C'est qui? C'est qui? An Hombo. An Hombo. nee na xamul moom nag moo ngi jóge région Tamba nee na magam moo ko fi yabal dama ñëwoon pour wàcc ba suba mu dugg rek daanu waaw ñu daal di consulter rapidement xool dafay ñu daal di teel a wàcc suba ñu mën a teel a ñëw nekk ci jinne ak liggéey bi. An Hombo. An Hombo. C'est qui? C'est qui An Hombo? An Hombo. An Hombo. C'est qui? Monokobe tolotege talatege allan kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jiti kiɗum kojjinna monokobe tolotege talatege allan kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jiti kiɗum kojjinna monokobe tolotege talatege allan kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jiti kiton kojjinna monokobe tolotege talatege allan kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jiti kiton kojjinna monokobe tolotege talatege allan kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jiti kiton kojjinna monokobe tolotege jinne bi moo ngi mel ni chaque champ monoo ko bi tooloo teege taalaa teege allan kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jiti kiton kojjinna monoo ko bi tooloo teege taalaa teege allan kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jiti kiton kojjinna. An Hombo. C'est qui An Hombo? An Hombo. Comment tu t'appelles? An Hombo. Ko An Hombo. An Hombo. Ko An Hombo. Anda. An ka hondum nena hamul. An ka hondum. Ka hondum. An Hombo. An Hombo. An Hombo. Minko. An ka hondum. Minko. An Hombo. An Hombo. An Hombo. Monoo ko bi. bi ngay doon a ñëw sànq. maa ngi doon wax direction bi. waaw ma ne fu nit jóge ci àdduna fii lay tàngee fii lay seddee. waaw da ngay jàkkaarloo direction bi daanu wala fii jàkkaarloo mooy direction bi daanu. ñenn ñi dañuy jàkkaarloog man rek daanu. départ dañuy dugg ñenn dañuy dugg rek daanu sama kaw. moo tax ma ne fu waay jóge ci àdduna. An Hombo
an hombo he an hombo an hombo an hombo he an hombo an hombo he he mono ko bi tolotege talatege allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde dejjiti kidon kod jinna mono ko bi tolotege talatege allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde dejjiti kidon kod jinna mono ko bi tolotege talatege allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde dejjiti kidon kod jinna an hombo c'est qui hey c'est qui c'est qui an hombo ah nee na xamul di nga xam yow la kan an hombo c'est qui no mbeteɗa ka hondum an he ka hondum he he an ka hondum ngonu mu sampe loxoy nu mu écarté loxoy an ka hondum monoko bi tolotege talatege allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde dejjiti kidon kod jinna attaque jinna attaque jinna attaque jinna ha procès jinna monoko bi tolotege talatege allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde dejjiti kidon kod jinna monoko bi tolotege talatege allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde dejjiti kidon kod jinna monoko bi tolotege talatege allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde dejjiti kidon kod jinna he an hombo ko an hombo he an hombo he an hombo ko an hombo andula kenna loolu tamit dommage moo tax sëriñ bi di wax ni képp kuy ñëw fi na an am ku mu na àndal am ku mu àndal lii mooy tax booy ñëw di consulter wu war nga am koo àndal parce que on ne sait jamais dans la vie defe naa ni saa su ne ngeen ni seetaan ci TMS TV loolu aussi ñi ñuy seetaan sur la TMS TV foo mën a ne ci àdduna li sëriñ bi di wax defe naa aussi war nañ ci di bàyyi xel parce que defe naa ni boo yoree sa malade booy dem hôpital dafay am koo àndal donc defe naa ni booy ñëw fii aussi ci clinique bi war nga am koo àndal parce que loolu c'est important parce que xam ngeen ni koo xam ni jinne dafa dugg ci moom ngóone du àndoog sagom donc boo fi ñëw war nga di am koo àndal kon defe naa ni loolu message bu ñu leen di lancé la au nom du khalife général le roi médecin traditionnel du monde king of the king dañu mën a wax ak yow waaw comme li xalif général wax rek macha allah kon gis ngeen dafa ñëw daanu mais àndul ak kenn ñun moom li ñuy def lu leer la dañuy bëgg li jinne bi révélé ñu laaj ki nga àndal mu daal di wax mi ngi nii dafa dugg jàkkaarloo li nga xam ne mooy direction bi rek daal di daanu macha allah te nag yaakaar naa du am importance que moom ñuy wax ak moom kese parce que moom fu mu toll nii conscient wul kon nag jinne la ñuy waxal bu àndoon ak nit nag ñu continuer li nga xam ne moom mooy consultation bi faj bi ngi noonu waaw macha allah àndul ak kenn léegi damay arrêté faj bi ba nit ki nekkaat parce que nee na xaw ma nijaayam moo ko fi yebal xaw ma léegi damay arrêté faj bi ba moom mu nekkaat après ñu dugg ci faj bi mais jinne ko jàpp déjà dafa dugg jàkkaarloog direction bi rek daanu macha allah. kon defe naa ni loolu sëriñ bi wax leer na nañ defe naa kon nit ki mi ngi ñëwaat kon defe naa ni day baax comme ni sëriñ bi di ko wax sëriñ bi nag defe naa ni yàgg na di ko wax saa su ne mu di ko wax
que foo mën a jóge di ñëw fii ci clinique bi na nga ut ku la gunge defe naa ni loolu c'est important boo daanoo fi waaw loolu c'est important boo daanoo fi au moins ñu mën a am ku ñu mën a communiquer parce que fii defe naa ni ñëw fi yombul gisanteeg sëriñ bi aussi également yombul donc boo fi ñëwee loolu defe naa day baax nga ut koo àndal kon Youssou nga filmé ñu ko mu mën na dem toog foofu bu paree ñu waxtaan ak ay mbokkam kon ba léegi Ngoné ñu ñuy suivre sur la TMS bi defe naa ni loolu c'est important ku fi ñëw nga am koo àndal moom la ñu leen indiloon ci ndigalu sëriñ bi kon ngeen teg seen loxo ba ci kanam ñu daal di ñëwaat.